mu nga comme nu ñu leen koy defalee samedi bu jot ak Total Buzz saa su ne mbégte ak ca waxte luñ ci àndal di leen koy dégtal ma leen di nuyu bu baax a baax am internet yu safoo Seneweb TV ak seneweb.com du ñu siy topp bés bu yàlla sàkk tey nag dama koy door rek mbirum xale bu jigéen bi lee di M Ba ay atam toll si fukk ak juróom moom nag ba su uppi deb école ya la ñu ko dal di fokkarti woon depuis weeru octobre ba tey jilee kenn xamu doon fu ko jant bay tiim waaye nag moom moomee di xale bu jigéen bi mujj nañu ko gis si ak kër ab soxna bu ñuy wax Awa Ndiaye nekk ca Grand Médine benn waaye fokkarti woon ko ba muy génn ca l'école ba xale ba waxtu yooyu yëpp wa ila bés yooyu yëpp ñu toog gisuñu ko mi ngi doonoon rek jaamu ki lee di Awa Ndiaye ak ñaari doomam yi lee di Moustapha Diouf ak Abdou Salam Diouf ñoom ñëpp nag teg nañu leen loxo ba daal dinañ leen di sax déféré parquet ngir association de malfaiteurs ak rek enlèvement détournement de mineurs waaye itam li nga xamante ne ni moo di pédophilie bu weesoo liggéeyu kër ga nga xamante ne ni xale bi yoroon na ko xale yu góoram yooyee di rek ay doomu Awa Ndiaye dañ ko jëloon rek daal di koy soppi objet sexuel maanaam dañu ko doon rek violé Awa Ndiaye sax yëgoon na lépp waaye nag da see dëggoon tànkam ba mu jàndoon ak enquêteurs yi la mu leen xamal moom Awa moo di daal ku ñuy wax Fatima moo tax mu xam M Ba te lu boppam réglé wul moo taxoon mu jël ko def ko doomam. ca réewum Espagne laay jubali foofee nag ab sénégalais buy wuyoo si turu Moussa la ñu fekk mu ñàkk bakkanam ci mbedd mi ci noonu nag communauté sénégalaise ga nekk ca Iran ak rek ñi nga xamante ne ni ñoo di ay groupe humanitaire yu bëri daal dinañuy lancer ab rek collecte de fonds ngir am la ñu rapatrier néewu ba suñu doomu réew googee bu ñu sukkandikoo ci source bi mort naturelle la wa ilaa yàlla moo ko soxla daal di koy jël li ni mel nag fanweeri fan ak benn ci weeru décembre la dal di am ca wetu Ficoba bu mu nekk kon sans domicile fixe Moussa moomee sax dëkkoon ci mbedd mi ay at yu bëri lool ku ñu ràññee woon la foofee ca Iran ci wetu pont wu nag Aveda bi la doon faral di nelawee insuffisance respiratoire bokk na ci lu sabab génnu àddunaam rax si dolli service de santé yi ñëwoon nañu fa ñaari yoon rek ngir jël ko en charge bu ñu sukkandikoo ci xibaar ya ñu ca jot. ab xale bu jigéen ba ay atam toll si ñett ak juróom benn weer la benn cousin wam bu mu bokkal benn kër dal di rek violé lu dul benn yoon du ñaari yoon te rek kenn yëgul benn bés nag la xale bi rek dal di wax yaayam daal ne awraam gi dafay rek métti naka noonee la ko yaay ji di laajee ba mu koy xamal ni rek ne kii lee di cousin wam bu ñuy wax HM Balde moo ko yóbbu ci kaw terrasse bi dindi silipam bi ba noppi gaañ ko ne ko mu dal di noppi si noonee la ñu ko yeggee waa ji mu mim ko ba tëdd si suuf ñu daal di koy waxtaanu ba biir nekk daal di jël lépp rek nëppal ba ñu dawalee nag lu mot ñeenti weer soxna si di sàngati doomam joojee mu koy jàmbalatil awra guy métti daal di duutat baaraamu tuuma cousin wam boobee nekk ca kër ga naka noonee la yaay ja jubali jee ca commissariat ba rek daal di porter plainte ba tax ñu teg loxo kilee di HM Balde daal di koy déféré ngir viol ak attouchement sexuel. ma jubali ca quai de pêche bu Yoff ak rek musiba bu fa am rek ba si la ñu génn ak xeexu ñaari fàkkman ya nga xamante ne ni daal dina fay mujjee jur musiba ku ñuy wax norey ni ay atam toll si ñeent fukk moo faat ku ñuy wax Falilou ci anam bu doy waar lool ca plage bu Yoff Tongor ñaari fàkkman yooyu nag 20 000 francs wa ilaa ñeenti junne moom moo leen jotale ak benn téléphone portable bi nga xamante ne ni dañu koo daal di sàcc si ngoonaa ngoon ba ni mbir ma di am sax la ñu joxante woon dig daje foofee ca buntu quai de pêche bu Yoff ngir rek solde seeni ay compte foofee sax la ñu jàppante nooree ni génnee paaka daal di koy jàmm Falilou gannaaw loolee fukki corne yamba la ñu fekk ci biir poche ka nga xamante ne ni moo faat Falilou di nooree ni ñaari xarit ñoo taxaw rek di chantage ab soxna sa nga xamante ne nii dafa am borom kër ngir rek mën a tëdd ak moom Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Diakhaté nag daal dinay dox si xelu ba voisinam bile di AS gannaaw ba ko ndaw si joxee téléphone am ngir mu débloqué ko WhatsApp am si noonu la ko étudiant boobee ci wàllum génie informatique daal di duggee ci discussion wam yi di fouiller daal di récupérer ay vidéo yam nga xamante ne ni ay vidéo yu ñaaw la wa ila ay vidéo graphique am daw si de pare nag di ko cay chantage ngir rek tëdd ak moom gannaaw loolee Cheikh Tidiane daal di jëlaat yooyu les vidéo yónnee ko xaritam bu ñuy wax Alioune Badara Diatta moom it mu cay chantage ndaw sa ngir rek tëdd ak moom si noonu nag la xale bu jigéen ba demee fa mbaxane doone benn ak ab plainte tax daal ñu teg leen loxo ba noppi placé leen sous mandat de dépôt fanweeri fan ci weeru décembre bi ñu génn ci ba muy nag joxe décision wam président wu séance bi daal dina leen di daan ñaari atu kaso
ak sursis ba noppi joxe ndigal ngir ñu confisquer seeni ay téléphone portable néew ba benn sergent wu armée bi la ñu dal di fekk alxames bi ñu génn ci ay booru 22h ca rek plage bu nekk ca diwaanu cité Gaddaay xale bu góor boobee nag di wuyoo ci turu ba Jo Pierre Pogomu mi ngi réer depuis talaata ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru décembre bu ñu sukkandikoo ci xibaar ya ñu ca jot Jo moomee sax di élève ci ñeent fukkeel ak benneelu promotion ENSOA bi daañu woon file ci Ndakaaru gannaaw ba mu amee permis de sortie wu hiérarchie wam ci xibaar yu ñu ca mujjee jot sax néew ba élève sergent boobee ñoo ngi ko rek déposé woon hôpital principal bu Ndakaaru ngir rek ñu daal di si amal ab autopsie. muy chef de gang bi nga xamante ne ni moom la ñu condamné woon ci mbirum lesbiennes yi Awa Wat daal dinay delluwaat ci kaso gi bu ñu sukkandikoo si xibaar yi ñu jot gannaaw ab information judiciaire bu parquet bu Pikine Guédiawaye daal di rek sàkku ngir association de malfaiteurs ak vol avec coups et blessures Awa Wat nag ñoo ngi ko visé ak yeneen ñaari soxna mbir yi fukki fan ak benn ci weeru décembre la am ca diwaanu Ravin bés boobee nag la victime bii di Adjouf mu yor mission ministère de la jeunesse te kile di Awa Niang mu àndoon nag Awa Wat ak yeneen xale yu jigéen gannaaw ba mu demee woon boîte de nuit Ravin ci noonu la leen jëndalee paquet cigarette laata mu leen di jëndalit butéelu beer ay booru 2h du matin ca ba muy ñibbi Awa Wat ak Awa Niang ne ko na leen xaar ñu àndaale naka noonee ba ñu àndee ba yem ak marché jeudi la Awa Niang génnewee rek xottu butéel si saagam fëgg ko ci anam bu doy waar ci jë Awa Wat jàppale ko si ñu jàmmate ko ci mbagg jël koppar ga mu yoroon yemoo woon ci 1,600,000 ak téléphone am ki la di Awa Wat nag teg nañ ko loxo waaye kamu ca àndaloon di Awa Niang dafa daw waaye nag takk der yi ñu ngi koy wër jamono ji may waxeek yéen. ñu àddu jëmale ci leneen internet yi daal di koy jël tabb ko homme de l'année capitaine Touré daal dina ci réagir ba noppi rek wax ay dëggam ci Facebook nag la daal di rek yëkkee ay kaddu ba si ab bataaxal bu mu xaatim daal di xam le ni daal mi ngi leen di jaajëfal bu baax a baax si noonu la ne nag ñuy naan dafa orgueilleux nañu comprendre ne rek da doon traversé période bu complexe te circonstance bi si jamono joojee moo laajoon rek détermination ak assurance dëgg ngir rek dignité ak stabilité réew mi laata muy naan nag na ku nekk def tànneefam waaye daal na leen leer naññ te ñu xam ne daal kenn gënu leen ak koo mënti doon gannaaw loolee la kile di capitaine Touré xam ne ni daal bu ñu bàyyiwee rek bu ñu bàyyi mukk ennu jëmale ci ñeneen ñi di ñuy soppi ndax day tax rek ñu gën leen a yées ba noppi yàq lu gën a cher ci ñun di suñu patrie ndaxte rek si suñu ñu wër am na ña nga xamante ne ni baaxuñu waaye nag nañu jël mbaax def ko suñu ay jikko ba loolu weesu la yokk si ay kàddoom ni deful rek tuuru Afrique wa ilaa warul Afrique waaye nag as néew gu mu tukki ci beneen état africain tax na mu xam ne daal nekk sénégalais chance la ci diwaanu Afrique mu xam ne ko moom capitaine Touré ci ab bataaxal ba mu bira politique ngir jël raw gàddu gi ci lu ñeel élection locale yu ñu war a amal ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier atum 2022 majorité présidentielle bi yoxalul benn yoon ci lu ñeel rek wàllu moyen yi bu ñu sukkandikoo sax ci xibaar yi Benno Bokk Yaakaar lu tolloo ko 3 milliards 500 ci suñuy koppar la dal di rek génnee ngir campagne électorale am ci bu ñu ko faram-fàccee génnee nañu juróom-benn million ngir rek juróomi téeméer rek juróom fukk ak ñaari communes yeeg ñeent fukk ak ñetti département yi ak fukki million ngir ville yi bu weesoo nag li nga xamante ne ni moo di financement yi am na ay appuis spéciaux yu ñu jagleel différents candidats yu Benno Bokk Yaakaar yi ba tey bu ñu sukkandikoo sax ci observateur bi nga xamante ne ni moom moo biral boobulee xibaar séddale ba ay fonds wu campagne bi daal dinañ koy tàmbale ba noppi ci département yi ak tamit ci communes yi. ba tey rek si lu ñeel élection locale yu ñu war a amal ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier atum 2022 bi la ñu nekk waaye bi la yoon ak wàllum budget bi limu électeurs yi ak yi ni mel liste yi nag ñoo ngi toll si ñetti junne ak téeméer ak fukk ak ñaar si atum 2014 liste yi ñu ngi tolloon ci ñaari junne ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñaar limu électeurs yi nag ñoo ngi ko xayma ci rek 6,800,000 bu ñu sukkandikoo si xibaar ya nga xamante ne nii ba tey jot nañ ko ci fàllu woowee
wàññi nañu 15 066 bureaux de vote te liste ya ñu validé gannaaw contentieux électoral gi bokk ci lu ñeel nag wàllum budget bi joxe guñu si benn xibaar ba jamono ji may waxee ak yéen si noonee nag bu ñuy fàttali sax atub 2014 budget wu organisation locale yi mi ngi rek tolloon ci fukki milliards ak juróom si suñuy koppar. ca diwaanu Matam laay jubali coalition Yewwi Askan Wi nag ca boobulee gox daal dinañu am gain de cause gannaaw verdict Cour suprême bi ci mbirum kile di Djibril Ngom préfet bu Matam daal dinay mujjee nangu ay liste coalition Yewwi Askan Wi foofee ca Matam gannaaw ba ñu ko rejeté woon li ni mel nag doon na xibaar bu neex lool ci boobulee coalition gu kujje gi ca Matam gannaaw ba mu mënee tax rek ñu mën a teguwaat ci raay gi ngir lu ñeel élection locale yi ñu war a amal 23 janvier atum 2022. leneen ngir ab détournement bu ñu xayma ci 1,8 milliard ci suñuy koppar ancien maire Dakar bi lee di Khalifa Babacar Sall daal dinañ koy àtte ba noppi condamné ko juróomi atub kaso ngir nag lu ëpp fukki milliards ak ñaar yu ñu détourné ci lu ñeel wàllum deniers publics yu ñu nemmeeku rek ci ay organisme public amul benn responsable grand standing bu ñu daan ci biir pouvoir bi ci fàttali bés yu mujj yile sax daanaka saa su ne rek ñu fësal ay détournement yu am ci ay sociétés yu mag ak institution publique bokk ci trésor SICAP poste finance LONASE wala sax SIPRES li ni mel daa ñëw sax daal di dollee ko ci mbirum trafic passeport diplomatique yi nga xamante ne nii moo lëmbee palais waaye itam lëmbee ministère des affaires étrangères. loi bi nga xamante ne ni moom la waa ànd sàmm jikko yi proposé ngir criminaliser wàllum ngóor jigéen bureau assemblée nationale daal dina koy bloqué wa ilaa daal dina leen koy gantalal si fukk ak juróom-ñeent membre yu nekk nag ca boobule bureau fukk képp ñoom ñoo teewee woon seen réunion bu ñu doon amal ni ki àllarba bi la ñu génn ci fukk yooyee juróom-ñeent ya ñoom ñoo voté contre maanaam daal ñoo àndul ci proposition boobule loi bu ñu sukkandikoo si rek xibaar yi juróom-ñeent ñooñu nga xamante ne ni ànduñu ngir ñu amal loi buy criminaliser wàllum rek ngóor jigéen ci suñu réew mi di Sénégal bokk na ci Moustapha Niass, Abdou Mbow premier vice-président, Cheikh Tidiane Gadio troisième vice-président, Aïssatou Sow Diawara quatrième vice-présidente, Ndeye Lucie Cissé sixième vice-présidente ak Alelo septième vice-président. am na tamit secrétaire élu bile di Ndeye Siré Ndiaye questeur Assemblée nationale bu njëkk bile di Daouda Dia ak président wu groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar bile di ay meeru ñing ñoom ñooñee nag ñoo àndul ci loi buy criminaliser wàllum góor jigéen kenn kese daal moom moo fa soutenir boobule loi di député bile di Bara Dolly. ba tey rek ci mbir mi ni mel di projet de loi bu ñu déposé ci assemblée nationale ngir rek ñu criminaliser wàllum góor jigéen ci suñu réew mi di Sénégal mu àddu ci li ni mel Ahmed Khalifa Niass àndul rek ak coordination nga ànd sàmm jikko yi bu ñu sukkandikoo ci moom kenn ci xalifa généraux yi signé wul boobule pétition li ni mel nag waa sàmm jikko yi daal dinañu ko si tontu Ababacar Mboup moo ko njëkk corrigé ak i ay firndeel ba mu noppee Oustaz Makhtar Sarr daal di koy tontu tamit ne ku mel ni Ahmed Khalifa Niass ku nekk ci benn combat mu ñàkk see ànd ak yow dangaa war a sant yàlla bu baax te lu leen doon nakkari mooy rek kii la di Ahmed Khalifa Niass ñëw rek ànd ak ñoom ci boobule loi ak xeex bi ba tax na bu si àndul dañu si am mbégte mu rëy lool ndax bokk na si rek këru sëriñ ya nga xamante ne ni ñu naw lañ moom Ahmed Khalifa Niass waaye ba ñuy jóg di leen di seeti dañ ko tëb dal di dem rek sa ñeneen ña nee na sax xëy na li ni mel moom moo métti kii la di Ahmed Khalifa Niass tax mu génn di yëkki yile kàddu mu xamle ko moom Mame Makhtar Sarr. Madou jëmale ci mbirum Ousmane Sonko ak la mu proposé ca diwaanu Casamance di rek mu am xaalisu boppam proposition ngam boobee nag di monnaie locale ca Casamance moom Ousmane Sonko neexul candidat wu Benno Bokk Yaakaar bi ca conseil départemental bu Ziguinchor Seydou Sané nag la mu ca dal di xamle moo di daal idée wu njiital Pastef boobee lu dangereuse la ci ab état de droit naka noonu la ne nag ak sorti wam boobee Casamance yi tàmbale nañoo xam rek ay objectif Ousmane Sonko wa ila ay bëgg-bëggam nga xam ne nee na du lenn lu dul rek xaajale te xamle woon na fi weeru mars ne kile di Sonko dafay jëfandikoo rek ndawu Casamance yi ngir rek am la mu bëgg nga xamante ne ni waxul rek lan la li ni mel tax mu ne Casamance nag du ñu mës a nangu ka nga xamante ne ni nee na yoo yaay seen doom la te rek deful lu dul rek ñëw di leen di xaajale au lieu que muy soobu si li nga xamante ne ni moom mooy sukkali seen ab gox.
gannaaw ba tey ba Sonko xam leen ni daal bëgg-bëggam mooy goxam googee di Casamance am xaalisu boppam Zator Mbaye tamit daal dina si rek addu ne ba xam ndax dem Casamance ne leen dama leen di wuutal monnaie wu seen bopp du ab violence si noonu la ne nag violence weesuwul li ni mel ndaxte loolu mooy rek su ngeen ma joxee réew mi dama koy rek daal di xaajale te ñoom acteurs politiques yi dañoo am responsabilité ci stabilité réew mi ci seen waxin ak seen i ay jëfin ndax Sénégal benn te ku nekk rek opposition tey bëgg a taal réew mi suba boo ñëwee ab doomu taal daal nga fiy fekk ba mu noppee la ci Dame Mbodj dal di addu tamit dal di ne daal monnaie locale am na si réew yu bëri te moom Dame Mbodj nekkoon na si ab ville bu nekk Angleterre ba nga xamante ne ni am na fa ba tax daal mu ne loolee dara nekku ca tey naan nañu bàyyi rek lu ñëw ñu daal di koy rek wéer si mbirum politique gi si noonu la ne nag ñu ngi naan Sonko day xaajale Sénégal seen waxu bopp la waxu tàppale la waaye daal la mu bëgg di rek xaalisu boppam ak Casamance am ko amul dara wa ilaa benn ñaawteef bi nga xamante ne nii am na ci. Mary Teuw Niane daal dinay xamle lu rëy lool sax ci ab vidéo wam bi nga xamante ne nii ñoo ngi ko biral ci réseaux sociaux yi ca boobule vidéo nag la mu si xamle moo di daal luy yàq suñu politique si suñu réew mi lee mooy daal ñu amul la ñu jàpp daal di jël rek politique gi lee def ko métier laata mi naan Mansour Faye ci atum 2012 nekkul woon dara diggante 2012 ak léegi mu am fi ay kër ak ay milliards yu dul jeex di koy pasaree te jëleewu ko fenn fu dul rek ci xaalis suñu réew mi lee di Sénégal ba tax na daal bu ñu nangoo joxaat ko carte ñoon ñoo tooñ suñu bopp. Mary Teuw nee na sax nekk na recteur daanaka lu tollook juróom-benni at te recteur ëpp doole ministre mu jógee fa nekk ministre te ba muy dugg ci ministre as tuut ga mu amoon lam ba tey te njiitu réew Macky Sall sax nee na mus na ko ne lu tax amoo kër Ndakaaru mu tontu ko ne ko li nga may fay mënuma ko cee am ndax nee na payooru ba ministre boo ci génnee rek sa payooru fi nga dëkk doo desee dara yaag salarié yëpp yéen a yem ak lu mu bëri ba tax na daal mu ne ku si am ay kër rek si ministre yi leen ab sàcc nga mu xamle ko moom Mary Teuw Niane. gannaaw détournement ngu juróomi milliards yu fa am coppite daal dinay am ci bopp rek direction générale comptabilité publique et du trésor bu ñu sukkandikoo nag ci xibaar yi ñu jot ba si lee ñu génn Cheikh Tidiane Diop jógee ko na ca fauteuilam woowee ka ko fa wutu nag du kenn ku dul Cheikh Ndiaye mu nekkoon coordonnateur trésor ci fàttali ñaari inspecteur trésor la waa DIC teg loxo ngir détournement bu ñu xayma ci 4 milliards 600 si suñuy koppar gannaaw ab plainte agent judiciaire état gi ñaari inspecteur yi ñu teg loxo nekk en service ci région yi ba mbir yi di am ñoo ngi leen di toppee détournement de deniers publics faux et usage de faux waaye itam blanchiment de capitaux. Oumar Maham Diop di doyen des juges d'instruction bu bees bi daal dinay tàmbale rek li nga xamante ne ni moo di liggéey wi moom moomee sax wutu àttekat bi lee di ndem si yàlla Samba Sall mu ñàkk bakkanam ca weeru avril atum 2021 bi ñu génn tàmbale na liggéey bi depuis altine bale ñu génn Oumar Maham nag mi ngi am ci taabalam joojee lu tolloo ko juróomi téeméeri dossier bokk ci biy wutale Adji Sarr ak kile di Ousmane Sonko nga xamante ne ni moom moo yëngal réewu Sénégal ak xew-xew ya fa tukkee woon ca weeru mars ba fukki doomi aadama ak ñeent ñàkkoon ca seen bakkan ci fàttali boobulee dossier nag masseuse bile di Adji Sarr mi ngi ciy tuumal Ousmane Sonko wàllum viol ak menace de mort chef parquet bu Ndakaaru bu bees bi tamit di Amady Diouf moom it door na li nga xamante ne ni moo di liggéeyam. ñu àddu jëmale ci mbirum train express régional bi lee la ñu xamle woon nag ne dañu koy bañ ca boobule train mel na ni rek duggul si nopp ñenn ñi gannaaw vidéo bu wër ci réseaux sociaux yi ñu ciy gis rek siwo bu def ndesu ceeb ya nga xamante ne ni tuuru na ca biir train ba ñu siy wax noppee guñu beneen image daal di feeñaat di luy rek féddali ñàkku ba yar ga nga xamante ne nii ñu ngi koy nemmeeku jamono ji ci biir teer gi juróom-ñaari fan képp la def sax sénégalais yi tàmbalee rek won seen jikko teer bi wa ila tàmbale di traité bile rek train gannaaw nag ñamu mbaam bi benn passager deful daal lu dul toog ba noppi jël ay tànkam dal di rek aj ci ab place ba nga xamante ne ni kenn toogu fa li ni mel bu naree sax wéyandi soo moytuwulee ñi leen di takk der yi danañu bëgg di ànd ak passager yi ci rek voyage ya ñuy amal ngir mën rek di teg ay daan ña nga xamante ne ni ñoom ñooy rek def la nga xamante ne ni dañu ko tere ci bile rek train express régional.
mu woote jànnoo ko taskatu xabaar yi ni ki alxames bi la ñu génn maître El Hadji Diouf am na ay mbir ya mu xamlewaat ci li nga xamante ne nii mooy wutale Adji Sarr ak Ousmane Sonko gannaaw sorti yu bëri yu si ay influenceur def avocat bi daal dina ci indi ay leeral moom nag nee na mësula héberger këram ki la di Adji Sarr ndax si dolli Adji Sarr it mësu fa fanaan tax mu ne daal lu ñuy wax lépp si li ni mel dara amu ca ay kàcc la laata muy lim sax ki la di Pape Alé Niang Ahmed Aïdara ak Dame Mbodj yu mu ne rek Sonko moom moo leen jël ngir ñuy biral ay xibaar ya nga xamante ne ni daal dara amu ca lu ci gën a doy wax nag ci mbir mi te maître El Hadji Diouf xamle ko moo di daal lu mu ne clientam bile di Adji Sarr doonul rek ka nga xamante ne nii mën na maase ndax doonu si professionnel waaye nag aji mën na caressé mu xamle ko ba tey rek ci mbirum maître El Hadji Diouf ak bile yoon réaction wam ci lu ñeel xaalisu boppam bu Sonko bëgg rek Casamance dal di am la mu ca xamle nag alxames gi ñu génn moo di daal Ousmane Sonko dafa namm guerre ya nga xamante ne nii moom la doon rek yàgg dund ba mu nekkee xale ca Casamance mu góogee mu sokkee koo tax mu bëgg faa créer rek ab monnaie locale wa ilaa seen xaalisu bopp ba mu ca noppee la yokk si ay kàddoom ne kii lee di Ousmane Sonko xam ne ni daal am na ay Casamance ya nga xamante ne nii bëgguñu jàmm ba tey jilee te si ñooñee la bëgg a sukkandiku ngir perturber boobulee gox ba tey nag bu ñu sukkandikoo ci moom maître Sonko daa xam ni du gagné élection locale yi ca Ziguinchor ci kaw Seydou Sané moo tax rek muy wax ay mbirum monnaie locale ngir na xësal xelu askan wi gannaaw loolee la ne sax kii di Ousmane Sonko ba mu yëkkee yooyu lee kàddu ba noppi rek la ñu ko waroon a teg loxo ndax rek dafa bëgg a yeewaat fitna ga nga xamante ne ni mooy nelaw foofee ca Casamance. ci kàddoom ya mu yëkkati alxames ba muy jànnoog taskatu xibaar yi maître El Hadji Diouf fàttewu si benn yoon ki nga xamante ne nii moom mooy Assane Diouf mu dal yu métti dal di ne sax mësul héberger Adji Sarr ndax si doole Adji Sarr mësul a fanaan këram wuuteeg lu Assane Diouf dal di wax mu nga xamante ne nii nee na Assane def na ñaari weer ca këram si noonu la ne sax ba Assane Diouf di ñëw këram indiwul slip indiwul caleçon indiwul sous-vêtement rawatina koppar ba tax na tey bu toogee ca Walfadjri di koy saaga ak rek ŋàññi ci yëreem yamu ko joxoon doonul lu ko saf ndax ingrat la te yëre yooyee sax la doon sol ba mu ñëwee Sénégal ndax amul woon sax néeg nekkoon en danger taxoon mu jël ko wàccee doomam deuxième étage dal di ko fay teg mu nekkee fa tuxub yàmba tax mu ne ki la di Assane Diouf dafa dorogewu ba fi mu ne nii daal àndatul ak sagoom daf ko dofloo te moom maître El Hadji Diouf du tontu ab dof. Pape Alé Niang xaarul benn yoon lu yàgg ngir tontu ki nga xamante ne ni moo di maître El Hadji Diouf gannaaw ba mu ko attaqué ci tàng-tàng ba la dal di def ab vidéo moom taskatu xabaar bi ne xale bu réew moom mun nañ ko tolloore waaye nag du mag bu réew si noonu la ne nag kile di maître El Hadji Diouf nga xamante ne ni dof la benn bés daa toog këram doomam bu ndaw bi ne ko papa lan mooy chimpanzé yemoog rek ñuy wane maître El Hadji Diouf ci télé bi mu ne ko voilà un chimpanzé daan gën a ngi nii waaye nag gis na ni tey kile di maître El Hadji Diouf sax du dangin ab mbaam la buy ngaxal te boo ko mayee rek tuuti mu juutu ngalawal rax si dolli nu mu mel la yaakaar ni rek noonu la ñëpp mel gannaaw loolu mu yokk ci ay kàddoom ni moom Pape Alé Niang homme politique yëpp la jox cër waaye nag amul benn homme politique bu fees ay gëttam ngi fii ci Sénégal ba mu war a rek doon sab fenkat naka noonu la ne sax ki la di maître El Hadji Diouf moom mooy rek xalifa général kullu fenkat yi ndaxte moom moomee si ay fen lay dund di si xëy di ci yendu du samay kàddu Pape Alé Niang moo ko xamlee ci ab vidéo bu mu def daal di tontu maître El Hadji Diouf ca la mu ko attaqué. ñu xuus ci lu ñeel people bés yi la ñu génn tàggoo ci diggante Mbathio Ndiaye ak Baye Niass Ndiaye moom moo lëmbee réseaux sociaux yi ñëpp sax moom la ñuy waxtaanee bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi ñu jot kile di Mbathio Ndiaye daa bëggoon a génn ba suba 31 décembre te borom këram bàyyiwu ko ba xam ndax li ni mel sax moom moo waral rek seen tàggoo bu ñu sukkandikoo ci benn jege ñaale kile di Mbathio Ndiaye ba sëy bi amee ñaari weer la ñu rek tàmbalee ñagasoo ñoom ñooñee di Mbathio ak borom këram ga si jamono joojee sax la Mbathio tàmbalee woon di ñaan baatam ba loolu nag weesoo kile nga xamante ne ni jege ñaale Mbathio Ndiaye la daal dinay xam ne ni daal kile nag di Mbathio dafa dem ba gis la nga xamante ne ni daal doyu ko ci borom këram gi di lu ko décevoir tax rek mu ne na ko wëcc ñu mu daal di koy may baatam ñu tàggoo ci jàmm ak salaam waaye nag saa su ne borom këram gi da doon def lépp daal di arrangé wa ilaa rek daal di rek day wàcceewaat li nga xamante ne ni moom moo di
di tension gi nee na sax Mbathio jëkkëram joojee da ko amee it lu tollook 10 millions 800 si suñuy koppar ñoom ñoo ñëwee sax nee nañu seen appartement ba ñu jëloon dëkk fa weer wu yàlla sàkk 800 000 francs CFA la ñu cay fay kii di borom këru Mbathio gi woon di Baye Niass Ndiaye moo doon fay 500 000 yi Mbathio Ndiaye dal di rek mottali li nga xamante ne ni moom moo des bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi. gannaaw ba Mbathio Ndiaye tàggoowee ak borom këram gi kii lee di Nabou Dash daal dina ci rek réagir ak ab vidéo bu mu daal di def di si xam le ni daal nañu moytandeku xarit yu bëri yi àndandoo yu bëri yi bàyyi ma riirandoor yi ñuy fees dell ci seen kër yi ndax ñoo lay dugal ci ay tuuxi duuna te bàyyi lu ñu def rek dal di woo seen xarit yi di leen koy wax ba ilaa lu ñu sekk ak seen jëkkër yi daal di koy nettali seen xarit yi si noonu la ne nag jigéen da ngay rek wut sa occupation rawatina nga nekk ci néegu sëy waaye golo bu jóg rek nga bokk sa saak ànd ak moom dem café drum bàyyi sa jëkkër du lekk du naan nga ne yaa ngi ci ay néegu sëy wa ilaa yaa ngi ci buumu sëy tax mu ne daal nit dangay nangoo jël retraite waaye mel ni rek nag ba nga xamante ne nii amul borom rax si dolli ñoom ñëpp baali nañu rek ba tàyyi ba tax na nag jot na ñu daal di rek rigal bàyyee ko xale yi waaye Sénégal nee na ngay gis ña nga xamante ne nii moom Nabou Dash ak ñoom ñoo doon àndandoo ñu di baali te ba tey rek ñu ngi wër rek di baali dara du leen daw ba tax daal mu ne nag li ni mel la ñu war a rek arrêté dal di toog yërëm suñu ndey yi ak rek sutural seen bopp dal di rek weesu yenn yi soobu nag dal di gérer sab ménage. ñuy doon xamle ne ñoom ñaar ñi lee dañu doon bëggante li ni mel daal dinañu koy dëggal di rek couple bi lee di Fatel Sow ak Ngaaka Blindé ñaari star yi lee nag dañoo fas yéene rek dal di dagganal seen diggante niki rek bés yi lee di ñëw bu yàggul dara bu ko defee nag ki lee di Ngaaka Blindé fas yéene jël soxna ki lee di Fatel Sow ñu fas yéene rek amale takk ga ca diwaanu Ndindi waaye bu weesoo nag xew-xew gi wa ilaa rek réception bi ñu ngi koy amale file ci Ndakaaru bu ñu sukkandikoo ci xibaar ya nga xamante ne ni daal dinañu koy jot. wujju Aïda Samb daal dinay rek mujjee addu gulleet si rek mariage yu borom këram gi ak rek kile di Aïda Samb ca concert bi nga xamante ne ni moom la Wally Ballago Seck doon amal ca diwaanu Gambie la xam ne ni daal jàppeewul Aïda Samb wujju doom la ko dal di jàppee ci noonu la ne sax rob boobee mu sol ca bésub concert Wally googee ca Gambie Aïda Samb moom moo ko jox tax si dolli Aïda fonk na ko fonk borom këram fonk njabootam doon tamit xale bu yaru lool te baax tax rek mu jël ko daal di koy def doomam. si grand balam bu mu doon amal mbooloo mu takk lool ñoom ñoo demoon wuyu ji ko moom Youssou Ndour benn fan ci weeru janvier foofee sax la daal di yëkkee lu tolloog 5 millions si suñuy koppar daal di koy may njoletaal ba noppi ne ko lu tax mu may ko moo di rek kile di Ndey Soxna Mbuub yaayam dafa bëgg njolle lool tax mu daal di yëkkati 5 millions daal di ko koy may si noonu la njolle tàmbalee nag di koy wëyal ne ko doom bu baax ndeyam tey gërëm Youssou Ndour naan ko yàgg na ko rek sagal te lu mu ko defal du lu ndaw ila du ay caaxaan ba loolu weesoo mu xamal Youssou Ndour ne ko nag papa yaa njëkk a juddu yow yaa njëkk a baax njëkk a màgg njëkk a tekki dara di màggu buuba ak màggu ngóone rax si dolli Ndey Soxna jooyul dara ndax yow Youssou Ndour mu xamal ko moom njole taal saa suñu gisee Youssou Ndour daal di koy gis ci wetam Aïda Samb bile yoon nag mi ngi woon ci grand bal Youssou Ndour bi waaye ak rek neneen ndaxte bile yoon mi ngi ci àndoon ak ki nga xamante ne ni moo di borom këram di rek monsieur Diar Diouf ci noonu la yëkkee sax ay kaddu ne am na mbégte comme saa su ne rek ndax Youssou Ndour saa su wootee xew-xew yu mel nii day am mbégte moom Aïda Samb am plaisir gu rëy yéeg def playback laata muy joué gannaaw loolee Aïda ne xam na ne nag sénégalais yi dañu ko bëgg lool waaye moo leen daw ba tax daal mu prox ndollu si di leen di souhaiter bonne et heureuse année 2022 naka noonu la ne nag ren wuute naak rek ya nga xamante ne nii moo weesu ndaxte daf si ànd ak borom këram mu daal di ko si gunge di lu yàlla dogal comme rek loolu lañu ko doon ñaanal ba mu ca noppee la ne dëgg la nag ne dafa nobaate. Adji Sarr fësalaat na boppam ci 31 décembre bi wala fin d'année bi gannaaw ba mu defaroo ba yanj dal di def ab vidéo di souhaiter bonne et heureuse année 2022 kii di Françoise Hélène Gaye ca vidéo ba nag Adji Sarr la mu ca xamle moo di daal amul feyu kii di Françoise Hélène ba tax na da koy ñaanal rek ci at bu bees bulee mu ñàkk gis lu mu ragal wa ila ñàkk gis lu mu tiit laata mu koy naan tata dundal wëral ndaxte rek maag sama rakk yi soxla nañu la ba ci kanam te yàlla bu ko
ko rek fayee li nga xamante ne ni moo nekk ci xolam du tiit du ragal dara ndax yéene gu mu am ci moom yegsi na te mi ngi gis tamit lépp la mu koy defal ba tax na daal amul fayam da koy ñaanal rek mu dund vidéo Adji Sarr boobee sax ñu bëri daal dinañ ci yëy di ci yàbbi di ciy commenté naan daal dafa bëggul fay wala lan la ana lu waral rek saa su ne muy fësalaat boppam ngir ñuy àdduwaat ci ay mbiram. ñu xuus ci xibaaru tàggat yaram gannaaw rek ndamam bi Bombardier daal dinay daanaat ñaareelu yoon kile di Balla Gaye 2 juge central nag combat bi di Sitor Ndour Bombardier la joxoon rek ndam par disqualification ci kaw kile di Balla Gaye 2 benn fan ci weeru janvier atum 2022 Bombardier nag dafa introduire woon benn recours ngir réclamer rek ndam bu leer ga mu am ci daanu Balla Gaye 2 bu njëkk bi gannaaw ba mu xamle woon ni daal nañu ko jox ndamam ci chute bu njëkk bi ba commission règlement beeg discipline bi daal di rek jàngatee recours boobee daal di nañuy jox dëgg ki lee di Bombardier ci noonu nag la si manager am di Alioune Gueye yëkkee ay kàddu ne am nañu gain de cause CNG validé na daanu Balla Gaye 2 bu njëkk bi laata rek mbirum juróomi avertissement yi. ba tey si lu ñeel làmb CNG daal dinay dagg lu ëpp juróom-ñaari million ci ay cachet wu kile di Balla Gaye 2 ak kile di Bombardier yu doon bëre di beex bale ñu génn bu ñu sukkandikoo si sunu làmb doomu géejawaay bile di Balla Gaye 2 ñàkk na 5 860 000 si suñuy koppar bu ñu ko faram fàccee doomu Double Less bi ñàkk na 10% ci reliquat wam bi daanaka 1 million bu ñu ko si rek dagg million tamit la ñu ko dal di dagg ngir usage de feu sur le tartan 1 million ngir introduction ab xale ci eeru combat gi 1 million ngir introduction ab seetu lu tolloog 710 000 francs CFA ngir dépassement wu temps bu ñu ko jagleel ngir rek wàllum cumukaay yi 930 000 ngir surplus d'accompagnateur ak rek 20 000 francs ngir surplus d'accompagnateur ci biir tub lamb ji bu dee Bombardier moom 2 millions la ñu ko dagg ci cachet ngir nag ñeenti avertissement yu mu jot ñàkk na ci 1 million suñu dagg ko it lu tolloog 590 000 francs CFA ngir waajtaayu xar fa fuufa yi ak 390 000 ngir surplus d'accompagnateur ak tamit 20 000 francs ngir surplus d'accompagnateur ci ëttub lamb gi. su ma noppee ci lambu damay àddu jëmale ci lu ñeel wàllum football ak CAN 2021 bi équipe nationale bu Sénégal daal dinay pare ngir jël nag raw gàddu gi ci CAN bu ñuy amal ca Cameroun war koo door juróom-ñeenti fan ci weeru janvier ba juróom-benni fan ci weeru février atum 2022 Aliou Cissé nag nee na yemb nañu ngir jànnoo ko bile jongante nga xamante ne du mës a yomb entraîneur gaynde yi nee na nag xam nañu ne rek jongante bu métti la ndax depuis ñaari at équipe yëpp waajal nañu ko 2019 ba 2022 yu bëri soppeeku na ci effectif yi ñëpp pare tey ngir CAN bile nga xamante ne ni daf leen soxal métti lool waaye nag am nañu rek jumtukaay yi ngir li ni mel mu xamle ko moom Aliou Cissé ci ab vidéo bu ñu sukkandikoo ci moom équipe yu mag yëpp ak rek grand sélection yëpp dinañu jouer ngir jël raw gàddu gi am nañu envie gagner ñoo ngi fa tamit comme yeneen équipe yi ngir jël ndam li ci bile jongante coach gaynde yi nee na sax def na ñaar wala ñetti at li nga xamante ne ni moo di CAN bu mujj bi ñuy liggéey ci li ni mel ba tax na tey daal di nañuy yemb ñu ko comme nag nu mu ko dal di xamle mu dal di ne nag yeneen i écurie yu mag yi yëpp am nañu ambition waaye tamit ñoom it am nañu ambition te si écurie yu mag yooyee sax la ñu bokk rax si dolli ambitieux nañu waaye nag ambition yi dañu ko war a rek wone si terrain bi wa ilaa bu ñu joué dañu ko war a fësal mu xamle ko moom Aliou Cissé ñu leen di ñaanal rek ñu am ca ndam jaajëfal leen yéen ñu doon teewlu jaajëfal également Omzito mu fare woon si côté caméra gi gannaaw ba xibaar yi buuree dal di leen di dig daje rek ba samedi prochain ak beneen Total Buzz way leen di ànd ak Seneweb.